والعون والتوفيق والإخلاص والتوبة النصوح والخلاص سبحانه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى عليهم وعلى إمامهم وأفضلهم سيدي وحبيبي أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه المهتدين. mbokk yi jàkkaarloog ñun asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullah. ñëwaat nañ tey jii ci jataayu gëstu bi ngeen tàmm am ak kaddu diine ji fii ci 2STV yi tey jii itam ñu indil leen gan gu tedd waaye leen tànnal leen itam nag tom bu am solo. gan gi mooy al ustaaz Abdoul Ahad Sané. ustaaz Abdoul Ahad Sané du yoon bii la fi njëkk a ñëw gëstukat la borom xam-xam la bindkat la loolu moo tax ñu koy woo de temps en temps ngir yenn tom yi nga xam ne jullit yi bëgg nañ cee am lu leer ustaaz Abdoul Ahad salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. mën naa nuyu mbokk yi. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu nuyoob lislaam bu sell di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu may ñu tawfiq li nga xam ni moom lañ ñu woowe pour ñu def ci ay tomb ay jàngat ñoog suñuy mbokk yi yàlla jàppandal ko di sant ñi nga xam ni ñooy kilifa ci bërëb bii ñu nekk dale ko ci ka ko jiite ñëw ba ci ñii nga xam ni ñoo ñu woolu tey di suma mag sama xarit al ustaaz Ahmad Dame Ndiaye ak sama rakk di al ustaaz Mouhamad Lamine Dramé ñu ngi nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp yàlla defal ñu defal leen tawfiq. jërëjëf ki ci sama càmmooñ mooy seen xarit sama jarbaat Mouhamadul Amin Dramé alhaaji Mouhamadul Amin Dramé alhaaji Mouhamad Lamine asalaamaaleykum. jërëjëf imam waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. dafa am sama benn doom bàjjen bu may wax ne ma léegi Sénégal yëpp seen jarbaat nga ma ne ko non jarbaatu imam Dame Ndiaye la mais yow du ma sa jarbaat loolu dafa war a leer. dëgg la ñu am mbégte bu baax a baax dalal Cheikh Abdoul Ahad si waxtaan wi nga xam ne dinañ ko seq ak moom bismillah. incha allah Oustaz Cheikh Abdoul Ahad fii ci Sénégal yàlla dogal na ñi ëpp ci sénégalais yi ci ngirum imam Malik la ñuy jaamoo yàlla loolu ay at yu yàgg man defe naa boo watul sax l'islam ci ngiru imam Malik la dugge Sénégal sama yaakaar xëy na boo ci dellu see bu fekkee du noonu nga da nga ko corriger waaye daal li wér te wóor mooy lu passé mën nga wax sax lu jiitu 30 ans fanweeri at ci gannaaw daanaka Sénégal yëpp ci ngirum Malik lañ doon jaamoo yàlla loolu tam indi woon na nag ak yombal ci wàllu dégg diine dama daa wax xale yi na leen bu njëkk soo demee fu mel ni Cenaba laajte fa benn masala ñu tontu la soo gontee fanaani jaamal soo laajtee question bi même tontu bi ngay am soo xëyee yendu ji Touba wala Tiwaawan tam même tontu bi ngay am léegi nag dafa mel ni mbir yi soppeeku na dafa mel ni am na yeneen ngir yu fi dugg yoo xam ne tax na ba sénégalais boo amatuñ sax ci ban ngir lañ bokk loolu jafe naa lu moo tax ma jàpp ne war na ci waxtaanaat ñu seet lan mooy dëgg gëdday ngiru imam Malik ci biir diine ji incha allah loolu nag maa ngi koy tàmbalee ci laaj la kan mooy imam Malik. alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. ñu ngi dellu di feddali suñu mbégte ci li nga xam ni mooy temu waxtaan wii comme introduction bi nga def ci leeral loo xam ni jullit ñi ci Sénégal ñëpp daanaka lu ñu xamoon la lu ñu miin la it mooy ni genn ngir lañu fi xamoon mooy ngiru imam Malik radiyallahu taala anhu. jamono di dox ba am yeneen ngir ñu fi xam ni juux nañ fi dugg si nañu fi dëgg la sax ay ngir lañu comme ngiru imaamu Malik bokk ci ngiri ahli sunna wal jamaa ndax ya ca gën a fes ci ngir yooyu mooy ngiru imam Malik ak ngiru al imam Abu Hanifa ak ngiru al imam Ashafii ak ngiru al imam Ahmad ibnu Hanbal mu doon ñeenti ngir yoo xam ni daanaka al aalam al islaami surtout ñi nga xam ne dañuy askanoo ci ahlu sunna wal jamaa daanaka ñeenti ngir yi ci la ñuy jaamoo yàlla
ka nga xam ni nag mooy al imam Malik xam ni ñun Sénégal ci ngiram la ñu mas di nekk nag comme ni nga ko waxee l'islam ba mu fiy dugg si ngir wi la àndal dugg si fi Sénégal xamul woon lu dul ngiru imam Malik donte nag xamoon nañu sax ne am na yeneen i ngir te yooya ñooy ngiri ahlu sunna wal jamaa di yeneen ñetti ngir yi dolli ci ngiru imam Malik donte xamoon nañu loolu waaye ngir wa nga xam ni ci lañ doon attewoo ci seen mbir yëpp yaa xam xeeti jaamu yàlla la yaa xam xeeti muamalaat la ci lu mel ni sëy ak lu mel ni jënd ak njaay ak yeneen yi nga xam ni dafay aaju ci fiq lépp ñu ngi ko doon tënk ci ngiru imam Malik radiyallahu anhu yeneen ngir yi it considéré woon nañu leen considération boobu yeggoon na ci comme Cheikh Ahmad Bamba mi ngi wax naan mashayixi fi lfiqhi malikul ali wa shafii wal xanafi wal xanbali nee na ñi ñëpp ay sëriñam lañu kon loolu mooy wane ni ñoom ñëpp min ahli sunna wal jamaa ñoom ñëpp ñoo bokk école boobu imam Malik nag ci biir ñeent ñooñu daf ci am particularité boo xam ni moom rek a ko jagoo ci ñoom ñooñu particularité bi mu am mooy ni am na xadis boo xam ni ñëw na di xibaar imam Malik Tirmidi soloo na ko ak yeneen aimma yoo xam ni soloo nañu ko yushiku an yadriba annaasu akbaadal ibili fala yajiduna aaliman alama min aalimi almadina jamono dana mas a ñëw yonente sallallahu alayhi wa sallam ay wax nit ñi takk laxas seen gëléem dem sàkku ji xam-xam waaye bu ñu yeggee ci jamono jooju du ñu mas a dem du ñu mën a dem fenn fu ëpp njariñ ëpp xam-xam ka ñu fekki imaamu daaril hijra hadis boobu nag doonte waxul turu Malik waaye ñi nga xam ne ñoo jamonoonteel ak imam Malik ak ña ñëw ci ginnaawam ku demee ni Sufyaan ibnu Uyayna ñooñu wax nañu ni amut benn sikki sàkk ne hadis boobu Malik lay xibaar donte hadis boobu li gën a wér mooy hadis xasan am na lu néew ci ay may yoo xam ni nee nañu jam nañu hadis boobu waaye la wér mooy ni min al ahadis yi al xasana hadis la boo xam ni mënees na koo sukkandikoo waaye daanaka ijmaa dafa am ci ni fi ma baada Sufyaan ibnu Uyayna ci ni hadis boobu imam Malik lañ ci jublu te tegtal ya nga xam ni moom la hadis boobu di wane it musuta amee ci kenn lu dul ci imam Malik radiyallahu taala anhu moom Malik ibnu Anas bu ñu delloo tuuti ci juddoom moom mi ngi judd ci atub juróom-ñeen fukk ak ñett ci gàddaay yonente bi sallallahu alayhi wa sallam Madina la juddoo fa la yaroo Madina rekk it la mas a jànge bu amee keneen ku mu jànge ci moom amaana ci Màkka gu mu daa dem di aji daje faak borom yenn borom xam-xam yi jonjonteeg ñoom waaye xam-xamam yépp daal buñ koy tënk mën nañu ne ci Xijaaz la ko jànge jamono jooju it fekkoon na ardul Xijaaz mooy mahdul ilm ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallama Màkka la juddoo fa la ko yàlla yónnee ba mu def fa fukki at ak ñett jóge fa dem Madinatul Munawwara def fa fukki at kon la wàcc ci alquran la wàcc ci sharia am ay tëgginam ak i tëralinam ci diggante googu la wàcce te jamonoy imam Malik fekk na jamono soppeekoogul la yàqu woon ca la ñu xamoon ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bariwul loolu tax na fekkoon na xam-xam doonoon lu ñor xomm tooy xepp ca Madina ak ca Màkka ba dara raxu ko imam Malik ci jamono jooju la judd ba mu juddoo fi fekk ñu baree bari ci ay taabi'un ndax nee nañu jànge na ci lu toll ci juróom-ñeenti téeméeri sëriñ téeméeri sëriñ yooye ñetti téeméer yépp ay taabi'un lañu mooy ndongay saxaaba yi ak seeni doom ca ñamu jànge ci ñoom moom imam Malik radiyallahu taala anhu looloo tax xam-xamam am particularité ci fa benn ak ca ñamu jànge ak moom ci boppam nag ni ko yàlla préparé ba nga xam ni doonoon na ndab loo xam ni ndabu xam-xam la doonoon ndab loo xam ni lu ñu pare la pour mu mën a taataan xam-xam pour xam-xam xaj ci moom ci comportement am ci jikkoom ci ragal yàllaam ci xeetu xam-xam comme ni ko ñamu jamonoonteel yépp di seedeel ñamu jànge ci ñoom li tax ma ne mbiram dafa am particularité par rapport ak yeneen aïmma yi loolu dinaa ci ñëw léegi balaa may daaneel waaye ñamu jànge ci ñoom doonoon ay borom xam-xam yu fesoon lool ci taabi'una yi bokkoon na ci ñooñu al imam Muhammad ibnu Shihab az-Zuhri xam ni moom mooy ki njëkk a bind dajale xadiis yonent bi sallallahu alayhi wa sallama
officiellement comme ni ko Suyuti di waxee ci alfiyatu Suyuti ci mustalah al hadith awalu jaami'i al hadith wal athar ibnu shihabin amiran lahu Omar ibnu Shihab az-Zuhri njëkk a dajale te hadith yi yonent bi def ko ci genn kàggu xam ni dañ ko officialiser te ko digaloon bi waasita mooy Omar ibn Abdul Aziz Omar ibn Abdul Aziz moo ko digaloon benn gouverneur ba nekkoon Madina di Ibnu Hazm dal di koy digal Zuhri dajale hadith yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci kemtolaayu kàttanam kon Zuhri moomu jàngal na imam Malik waaye la ci yéeme mooy jamono dox ba imam Malik it di ko jàngal te Ibnu Shihab ñëpp xamoon nañ ko kaana min a'immati taabi'ina surtout ci ilmul hadith bokkoon na ci it ca ñamu jànge ci ñoom Ibnu Dinar bokkoon na ci it kii Abdullah Ibnu Zakwan bokk na ci it Naafi' mawla Ibnu Omar xam ni Abdullah Ibnu Omar Naafi' jaamam la woon mu goreel ko jàngal ko ba bokkoon na min awiyatil ilmi ñi ëppoon xam-xam ci taabi'ina yi ba am na muhaddithun yoo xam ne nee nañu bépp muhaddis yaa xam ci taabi'una yi la wala ña ñëw ci ginnaaw taabi'una yi amul kenn koo xam ni am na ci ñoom te laa enregistré benn faute ci hadis amul ci lu dul Naafi'. est-ce que Naafi' kese mooy koo xam ne amul fenn fuñ ko mës a jame ci hadis népp nu mu soloyee hadis rek noonu la amul benn xata amul benn sahwu boo xam ni mas na ko def ci njàngaleem hadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Malik mulaazama na kooku taqoog moom ab diir bu yàgg ba moom lu baree bari ci hadith ba loolu taxoon na Buxaari yi nga xam ni téeréem palaasam ci lislaam xamees na ko waxoon na ni hadith si yonent bi mooy bu Malik solo ci Naafi' solo ko ci Ibnu Omar jëlee ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Buxaari yi moom mi nga xam ni téeréem a gën a wér ci téere hadith yi moom seede gi la def ci Malik ak ci silsila boobu nga xam ni moom la ñu tuddee silsilatu dhahab kon Malik jànge na ci ñooñu ay sëriñam ala kulli xaal bari na surtout ci hadith waaye sëriñam yi nga xam ni ki gën a fesit ci sëriñam bi mu jàngee ci moom fiq mooy Rabi'atu ar-Ra'yi it mu laazama na ko ab diir bu yàgg di jàng ci moom anam ga ñuy istinbaate anam ga ñuy roccee masail fiqh ganam ga ñuy déggee di ko ci roccee ci alquran ak ci sunna ndax kenn umpalewul ni fiqh ndeyam mooy alquran ak sunna dëgg la mboolem la ñuy jàng ci téere fiqh yi dara ko ci Laxdari ba ci ala ba jëm ci Muxtasar Xalil daanaka yooyu yëpp donte jaar-jaar ba gudd na waaye yooyu yëpp daanaka ci alquran ak sunna mooy ndey yooya bu amee leneen lu ci topp ijma la ak qiyaas te qiyaas it ak ijma seeni ndey mooy alquran ak sunna kon imam Malik it la woon koo xam ni ni mu jàng fiq jànge ko hadith yegg ila dhurwa yeggoon na ci foo xam ni daanaka foofa la nit mën a yem ci njobboxtan goo xam ni foofa la ñu mën a yem ci njàng surtout ci fiq ak ci hadith kon moom culture am dafa doonoon culture xam-xam boo xam ni dafa làmboo woon ñaari mbir bokkoon na ci hadith yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu fesoon ci lool wala ak fiq mu fesoon ci it lool kaana imaaman fi lxadith wa imaaman fi lfiqhi aw am nañu ci teg sax ni it comme Sufyaan ibn Uyayna ne kaana imaaman fi sunna la ñu jublu ci sunna nag mooy ittibaau rasul sallallahu alayhi wa sallam ci lépp loo xam ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam indi woon na ko ci dundinam imaam Malik doonoon na ko Sufyaan Uyayna moo seede loolu ci moom ne Awzaa'i kaana imaaman fi sunna yeneen ay mayiñ ka laaj mu ne kaana imaaman fi lxadith ñii mu ne leen kaana imaaman fi lfiqhi waaye Malik kaana imaaman fi lxadithi wa fi sunnati wa fi lfiqhi kon loolu bokk na ci particularité imam Malik beneen bi ci gën a yéeme it mooy ni ñetti aïmma yi nga xam ni ñoo ànd ak madhabu Malik pour ci madhabi ahli sunna yi gën a fës ci jamono ñoom ñeenti ñëpp jànge nañu ci Malik ci gàttal ndax Abu Hanifa jànge na ci imam Malik malgré que moom ak imam Malik mage na ko fukki at ak ñett waaye jànge na ci moom ndax ñëwoon na Madina ci li nga xam ni ñëw na ci yenn aathaar yi ba nekk ak doon dem ci xalaqa imam Malik ba am ay xadis yoo xam ni dégloo na ko ci imam Malik radiyallahu anhuma kon manees na ni ci wàllu woowu imam Abu Hanifa jàng na ci imam Malik malgré que moo ko mag beneen bi imam Shafii moom ak taalibeem ci imam Malik moom dafa fes waaw ak seede yu bari yi mu def ci imam Malik bokk na ci ida dukira al ulamaau fa malikun najm
fu ñu tuddee borom xam-xam yi rek bu kenn réere mbir ni imaam Malik mooy seen biddiw mooy biddiw borom xam-xam yi imaam Shafii moo seede loolu ci Malik seede yi mu seede it ci Malik mooy maa taxta adimi samaai kitaabun asaxa min muwatta Malik asamaan tiimul benn téere gannaaw alquran gu gën a wér muwatta imaam Malik loolu imaam Shafii moo ko seede ci imaam Malik beneen bi ñëpp xam nañu ni it ni imaamu Ahmad ibnu Hanbal taalibey imaam Shafii la jàng na ci imaam Shafii ab diir kon sa sëriñam sa sëriñ la ci wàllu woowu kon ci gàttal moo tax ñu ne imaam Malik particularité bi mu am par rapport ak ñooñu moo ñëpp ay taalibeem lañu kii dégloo na ci moom hadis kii taqoo na ak moom di jàng ci moom ab diir keneen ki ci des taalibeem la kon ñoom ñett ñëpp delluwaat nañ ci imaam Malik loolu am na solo Oustaz Sané loolu am na solo Mahamad Lamine defe naa ni Oustaz Abdoul Ahad présenté imam Malik wane na ne Sénégalais même bu fekkee ci ngiru imam Malik la ñuy jaamoo yàlla xamaguñ ko est-ce que xam nañ ko ni ñu ko war a xamee. dëgg la imam man nag tey waxtaan wi yitteel na ma trop. parce que ci li ma gën a yitteelee mën naa wax ne man imam Malik dama koo bëgg. waaw c'est-à-dire. moo neex de kan moo ko bañ. non c'est-à-dire dama am ci moom beneen cofeel boo xam ne. waaw daanaka amuma ko ci ñeneen ñi loolu yàlla moo ko def. du ma fàtte mukk conférence bi ma njëkk a déglu Serigne Abdou Aziz Touré. bu Fass Touré daf ko ci imam Malik. boobu mu ngi ko doon defee Tëngéej. boobu yàgg na ñu ngi gën a nekk ay xale. mën naa wax ne conférence boobu man ci laa doxee dem jàngi Malik. te saa su nekk damay gis ci moom lu bees. damay gis ci moom loo xam ne daf may yéem. bon léegi nag man suma problème dëggantaan mooy càggante gi Sénégalais yi am càggante gi borom xam-xam yi am càggante gi nga xam ne ñoo fi nekkal diine ji am ci aar mazhab bi parce que Malik bu ñu waxee dëggantaan xamuñu ko Sénégalais yi xamuñu ko est-ce que mos nga dégg benn conférence ñu ne ci dund imam Malik la bariwul non mais c'est grave dama jàpp ne këru diine yu mag yi war nañu dellusiwaat jàngal nit ñi kan mooy imam Malik parce que ñu bëree bëri tey ñi ngay wax naan dem nañu ci yeneen mazhab yeeg jàpp ni dañoo xamul parce que fi ñuy jàngale ci fiqh laxdar yu xale yu bëree bëri foog nañ ne loolooy Malik te foofu téere yi boo koy jàng doo ci gis hadis an rasulillah te fekk masala yi ci hadis la jógee ñaata nit ñoo fi jàng mu watta dañ leen di lim téere bi Malik bind Malik yu ne yi jànguñu ko donc tarjama ñu bëri ci ñoom waaw tarjama Malikiyé bi tarjama imam Malik defuñu ko jàpp naa ne waroon nañu am ay séminaire ay congrès yoo xam ne ci biir réew mi lañ koy dëj ñi nga xam ne ci mazhab bi lañ aju ñu taxawaat jàngat ko léeg-léeg ñu defee ko Tiwaawoon léeg-léeg ñu defee ko Touba léeg-léeg ñu defee ko Njaasaan léeg-léeg ñu defee ko Canaba loolu mooy dundal mazhab bi parce que yeneen mazhab yi boo gisee yeneen dëkk yi mu sax fa dañ koy dundal di ci wax ay borom xam-xam taxaw di ko défendre man toog naa fii si télé di seetaan émission boo xam ne dañ ciy attaqué Malik directement attaque bi sax du attaque bu xam-xam mais tuuma la te ba léegi kenn tontuwul kenn défendrul imam Malik donc affaire bi Malik lii nga xam ne moom la Sëriñ Abdoul Ahad wax ñëpp seedeel ko dégg nga mu nekk li ci yéeme mooy mustu génn Médine ñàkk génn Médina boobu loolu mbir la te itamit ku ñëw aj si Màkk di nga ko gis te boo ñëwee dina la jox xam-xamu yonent bi nga tas loolu moo tas mazhab bi ci àddina bi ñeneen ñi ñii Irak lañ nekkoon ñii nekk Misra mais Malik at mu jot nit ñi dañ daan am occasion fekk ko fa jéem nañ ko déplacé Harouna Rachid jéem na ba taay yóbbu ko Bagdad mu lànk ne ko du ma génn Madinatu Rasulillah ak yeneen en tout cas sas yu rëy na ci Sénégalais yi ni mag ñi yoree woon mazhab bi muy mazhabu sunna ñu aaraat mazhab bi gën ko défendre gën ko jàngal xale yi ñu xam ko parce que nit doo bëgg loo xamul mais nit ñi xamuñu mazhab bi loolu am na solo Mouhamad Lamine Oustaz Abdoul Ahad wax nga ñu kuy imam Malik wax dëgg yàlla jëriñu nañ trop man de bi ngay wax dama kontaan trop xam naa du ma wax ne man maa ko gën a bëgg parce que waaye daal bi nga koy wax nga ku rëy nit ku rëy nga wax léegi nag ñu ngi dem ci ngir parce que léegi bu ñu nee lislaam rek surtout école sunna ak ahlu sunna wal jamaa bu ñu nee lislaam rek imam Malik ngiru imam Malik la ñuy dal ngi na imam Abu Hanifa ngiru imam Shafi ak imam Ahmad ibn Hanbal mu me te booba ba léegi daanaka ñeent yi rek ñoo fës xëy na am na yeneen sax tudd nga ko sax ne yi gën a fës te ba lislaam ñëwee ba léegi yàgg na amoon farlu moo leen ko may léegi lan mooy ngir
ngir ban importance la am ba lislaam sosoo ba léegi ñeenti ngir yi daanaka mënu ko ëpp. waaw xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ba mu ñëwee yàlla ñaar la ko jox muy alquran ak sunna waaye ña nga xam ni ñoom la wàccoon ci ñoom ñu jamonoonteeg yonent bi li ci ëppoon ay arab lañ la alquran di wax lu baree bari dañ koy dégg tilqaiyan automatiquement dañ ko daa dégg ndax seen làkk la dëgg la sax yenn saay ñu am yu leen lëntoon yu leen daa lënt ci li alquran di wax ñu laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi leeralal leen ko comme inna ataynaaka al kawthar bañ ko laajee kawthara dafa ne leen mooy sama déeg ba nekk aljanna ndax kawthar ci arab la mu doon tekki mooy yiw wu bari kon inna ataynaaka al kawthara jox naa la yiw wu bari yiw wan mooy leen déedéet lii ismu alam la déeg teen la boo xam ni mi ngi aljanna yàlla man la ko jagleel ndax lënt na leen yenn saay bu alquran wàccee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci boppam dana xam ni am na ci loo xam ni amaana nit ñi duñ ko comprendre ndax dafa ñëw ci tëggin wu wuuteeg la ñu miinoon yonent bi leeralal leen ko comme wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa yonent bi ba mu wàccee mu jàng ko ba pare da cee teg ni ala inna al quwwata ar-ramyu ala inna al quwwata ar-ramy ala inna al quwwata ar-ramy am ci yeneen yoo xam ni moom moo ko doon leeralal boppam it comme ala inna al quwwata ar-ramy comme ghayril maghdubi alayhim wala dallin leeral na ñan ñooy al maghdubi alayhim ñi ñu mere ña ñooy ñan ak ña nga xam ni mooy ab dallin mu wax it ñoom ñooy ñan ndax bu bàyyi woon noonu amaana duñ ko mën a xamal seen bopp oto comme lañuy déggee yeneen yi wala ñu tuumaal ko ku leen neex waaw wala ñu tuumaal ko ku leen neex yu mel noonu bari na ci alquran yenn saa it ci leeral yooyu mooy jur xadis ndax yàlla na mu ko joxe alquran mu doon wax yu woo xam ne yut laa wax yu wu ñuy jàng naka noonu la ko joxe xadis ala wa inni utiitu lkitaaba wa mislahu maahu yàlla jox na ma alquran joxaale ma lu mel ni alquran moo tax imam Shafii ba muy firi alxikma alkitaab wal xikma dafa ne xikma mooy sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy xadis ci njàngale moomu nag jamono di dox ba ñu bari dugg ci lislaam te doonuñu woon ay arab ba ñu duggee ci lislaam doonuñu ay arab na arab yi di alquran te duñu soxla ku leen ko firil détaillé leen ko araf par araf ñoom dañu ñëw nag soxla ko nañuy dégg xadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu bees ñii ci lislaam comme perse yeeg romain yeeg yeneen xeet yi duggul ci lislaam dañu soxla ku leen ko leeralal ci kaw leeral yooyu nag te comme alquran dafa am yu bari yu mu làmboo am yaa ngi ci xaas yaa ngi ci mutlaq yaa ngi ci yi nga xam ne dafa généraliser yenn ñëw am lu mu ci seppiwaat ak yoo xam ni dafa boyal am loo xam ne dafa ñëw ci misaal wàllu edda ci sëy xeeti edda yi bari nañu ki faatu na muy eddo bokkul ak ki ñu fase nii rek te fekk dara jotu ko na muy edda na muy jàppe edda ka nga xam ne dañ ko fase mu na muy jàppe edda bokkul ak keneen kële léegi nag yooyu yëpp bu ñu dajee ku ci nekk yàlla leeral na seen edda ni muy tëddee ba pare mais bu yooyu dajee ci kenn naka la ñuy régler loolu comme koo xam ni jëkkëram dafa gaañu ba pare ëmb ndax ñeenti weer ak fukki fan lay edda wala dafay edda ci bu amee doom wa ulaatul ahmaali ajaluhunna an yadaana hamlahunna yooyu nga xam ni mutlax la fii yi day boyal yi ñëw tënk ko ak yenn déggin yi comme wa rabaa'ibukum allaati fii xujuurikum ña nga xam ni daganut ngeen nga takk leen bokk na ci sa doomu jiitle bu jigéen boo xam ni mi ngi ci sa keppaar nga yar ko ndax fii xujuurikum googu gan déggin la am foofu ndax boo ko yarul mën nga koo takk yooyu yëpp ku xamul circonstance ya alquran wàcce ak na ca yonent bi àddoo boo ci yeggee rek da ngay am jafe-jafe yooyu nag dale ko ci saxaaba yi ñu doon leeralante di jàngalante lan mooy alquran naka la ñuy dégge alquran mu amoon ci ñetti daara yu fesoon ci jamonoy saxaaba yi xam ni daaray pirim alquran la bokkoon na ci daara ja nekkoon Madina xam ni Ubay ibnu Kaab moo ko jiite woon
moo ko yoroon ak daara ja nekkoon Makka xam ne Abdullah ibnu Abbas a ko yoroon ak daara ja nekkoon Kuufa xam ne Abdullah ibnu Mas'ud moo nekkoon sëriñu daara ja mu nekkoon ñetti daaray tafsir xam ni leeral atte ya nekk ci alquran ak digg ni alquran moo taxoon a jóg daara yooyu ñoo gënoon fes ci jamonoy saxaaba yi ba fi saxaaba yi jógee seeni taalibe taabi'un yi ci misaal ñëw ñoom tamit ku ci nekk am na ay taalibe yu baree bari waaye dafa am ñu ci gën ku demee ni Ubay ibnu Kaab Zayd ibnu Aslam fesoon na ci ay taalibeem Muhammad ibnu Kaab al-Qurazi fesoon na ci ay taalibeem bu ku demee ni Abdullah ibnu Abbas bokkoon na ci ñi gën ay taalibeem Mujahid ibnu Jabr bokkoon na ci Saïd ibnu Jubayr bokkoon na ci Ataa ibnu Abi Rabah ñooñu it ak Ikrima mawla ibnu Abbas nga dem ci Abdullah ibnu Mas'ud ci misaal Masruq ibnu al-Ajda gënoon na cee fes bokk ci an-Naxa'i Ibrahim an-Naxa'i ak ñu mel noonu fesoon it ci daara ibnu Abbas ñooñu it jamono di dox ñuy gën a leeral ndax nu jamono gën a yàgg nit ñi gën a soxla ay atte yoo xam ne ña leen jiitu adduwuñu ci woon yu bees léegi ñooñu nga xam ne ñooy taabi'un yooyu jànge ci saxaaba yi ñooñu dañu ñëw nag di gën dolli sof ci yi nga xam ni yooya la leen seeni sëriñ jàngaloon ñu sof ci léegi nag boo xoolee ay may nag ba ñu ñëwee ndax daanaka kenn ci ñoom du ci taabi'in ñoom ci min atbaa'i taabi'in kenn rek la ci ay nitam wax ni kaana min at-taabi'in ndax gis na Anas mooy Abu Hanifa te wax jooju aussi fiihi maa fiihi dese naa wér dese naa dëgër waaye li gën a wér daal mooy ñoom ñoom ñëpp min atbaa'i taabi'in wa min taba'il atbaa ndongay taabi'ina yi lañu ak ndongay taabi'ina yi ñeenti ay ma yëpp ci ñooñu lañu ñooñu it seen jamono am yu mu indaale yoo xam ni ña leen jiitu it àdduwuñu ci léegi nag ku ci nekk yore sa daara joo xam ni imma da nga koo sos qasdan aw bi xayri qasd waaye daal yaa ngi jàngale ndax da ngaa jàngi woon njàngaan boo mokkalee ber sa daara dañu jàngi jee ba ñëw ber seeni daara taalibe yi ñëw wër leen ku ci nekk fa nga nekk di jàngale waaye jàngale googu nag nu tolloog na nga alquran ak sunna sallallahu alayhi wa sallam nu toll la nga jàng ci say sëriñ surtout imam Malik dafa respecté woon loolu la mu jànge woon ci sëriñam xam ni daanaka ñoom ñëpp Madina la ñu dëkk daanaka la mu jàngoon ci ñoom daanaka daawul bëgg sax di génn waxi ñooñu moo tax boo demee ci Muwatta bari na mu ciy wax al amru alladi la ixtilaafa fihi indana bari na lool lu muy wax loolu ci Muwatta la nga xam ni ñun day fii ci Madina amuñu ci wuute wala li ëpp ci waa Madina day nii la ñu wax loolu c'est-à-dire dafa respecté woon ay sëriñam daawul nangoo génn ci seeni wax illa naadiran lu dul lu néew kon ci kaw loolu muy jàngale taalibeem yi nga xam ne dañu ko di jàng moom ay taalibeem yuy jàng moom Shaafi'i noonu Ahmad ibn Hanbal noonu bu ñu jàngee ci seeni sëriñ ñoomi neen ñu daje ci ay bërëb amaana jamono dox ba ñuy daje nga gis nag taalibe Malik ne man day lii day masalan mii adhabu fiihi madhaba Malik na Malik waaw dégginu Malik laa ci rafetlu ndax moom laa jàng mooy sama sëriñ dëgg la Abu Hanifa moom it taalibeem ba déggee jël rafetlu dégginu Abu Hanifa naka noonu ay may noonu la def mais du loo xam ne ñoom dañu toog ne xaaral ma formé sama madhab utal ko ay règle tabaxuñu woon école daal tudde ko amuñ école imam Malik moom jàngalekat la woon taalibeem yi nag bari woon ndax taalibeem gannaaw imam Malik ñoom ñooy wax ne man masala mi dégginu imam Malik la déggin mooy madhab dëgg la waaw dégginu imam Malik laa ci jël ñu góorgóorlu comme ñeneen ñoom Awzaa'i dañu amoon i madhab ku demee ni Sufyaan ath-Thawri dafa amoon i madhab Jaabir ibnu Zayd Abu Sha'tha dafa amoon madhabam sax mi ngi dox ba tey ndax Oman ci madhabam lañ nekk Oman ci madhabu Jaabir ibnu Zayd la ñu nekk moom taalibeb Ibnu Abbas la moom la ñu tudde Abu Sha'tha ci téere tafsir yi bari na nga gis qaala Abu Sha'tha mooy Jaabir ibnu Zayd boobu boo ci waa Zaydiya yu Yaman yi ñoom it dañu amoon madhab boo xam ni Zayd ibnu Ali moo sosoon madhab ba doomu Zeynal Abidin la moo sosoon moom mooy borom madhab ba bokk ci xamlem ci ñoom ba tey jamono di dox tamit am yeneen madhab yoo xam ni duñu bëgg sax di tudd tur waaye yooyu madhab la yoo xam ni dafa am rupture dëgg-dëgg seen diggante kañ ko askane loolu aussi mi ngi am ci yenn duwal yi ci duwal alam islami ñoo xam ne dem nañu ba jamono dox baada dalika lu toll ci 200 at ñu jekki-jekki xool koo xam ne nee nañu kooku mooy seen njiit te huwa bari'un minhum ñu askane seen madhab ca moom loolu it am na waaye madahib yi bari woon taalibey imam Malik nag
nga xam ni dañu farlu woon góorgóorlu ngir tasaare xam-xamu Maalik fu ñu mën a dem ci àddina bi te jóge woon fu ne comme na xadis ba doon wax yushiku an yadriba naasu akbaadal ibil fu ne la nit doon jóge di jàng si ci imam Maalik la daan gàddaay di jàng si moom amul kenn koo xam ne lu mel noonu mas na daje ci moom surtout sax ci ay ma yi mu jamonoonteel amu ci boo xoolee Andalus ba Espagne nit ñi di fa jóge di laxasi di dem di jàngi ci Maalik ba Afrique fii nit ñi di fi jóge di laxasi di dem di jàngi ci Maalik Iraq fu ne ci àdduna nit jóge na fa dem jàngi ci imam Maalik mooy mujjee indi madaaris yi am ci madhabu Maalik danañ ci ñëw waaw yooyu danañ ci ñëw insha Allah waaw noonu la sosoo waaye it ñu xam ni ci taarif ko istilaahan am nañu jàpp ni mooy loo xam ni kaana yadhabu ilayhi Maalik waaye dafa mujjee gën a yaatu la siyama ci mutaaxiruun yi ci madhabu Maalik ñu gis ni madhabu Maalik day bu ñu nee madhabu Maalik mooy Maalik masa wax ay waxam moom ak i waxi ay taalibeem ak waxi ñi askanoo ci madhabam te ñoo xam ni dañu yelloo am nañu martabay mën a wax ku demee ni Maazari ku demee ni Ibnu Yunus ku demee ni Laxami ku demee ni Ibnu Rushdi asaatinul madhab ponkal yooyu xam ne ci madhab bi la ñu askanoo déggin gi ñu am ci madhab bi askane ko ci qawaid règle yi nga xam ne ci la Maalik daan sukkandikoo ngir mën a rocci ay masail ci alquran wala ci sunna maadaama ñu ngi tënku ci règle yooyu ba ci jamono ji ku ko mën nga def ko rocc ci loo xam ne da nga koy askane ci madhab bi loolu yëpp dafay dugg ci madhab imam Maalik. jërëjëf Oustaz Abdou Lahad tomb bi am na solo li ma dégg ci li nga wax mooy ngir moom ni mu tëdde nii ak tur yu am léegi gannaaw ñi ko sosoon la am ñoom ay sëriñ daara lañ woon yu doon jàngale seeni taalibe ñoom gannaaw seen jamono ñooy def bu ñu gisee benn masala gëstu ko ne man masala bii day man dégginu imam Malik laa ci jël wala dégginu imam Shafii wala ba mujj nekk ñu naan ngiru Malik ak ngiru Abu Hanifa mais man li ma bëgg a laaj bala may jox Mouhamed Lamine Dramé foofu laaj bu ma ñor la mooy ñoom ay déggin lañu amoon même bu fekkee déggin yi ñi ngi ko doon ballaloo ci alquran ak sunna ñoom du ñu ay saxaaba du ñu sax ay taabi'un gannaaw ñooñu la ñu ñëw ci seenu farlu yàlla may leen daraja ju tay doonu darajay digg diine diggin boo xam ne ba léegi dafa mel ni jamono mënu ko dépassé dafa mel ni looluy nur dafa mel ni li jamono yàgg gannaaw ñoom li soppeeku yu bëri di am ci jamono ba léegi nit ñaa ngi continuer di tënku ci ngir yooyu léegi li ma bëgg a laaj mooy ndax ngir mën naa ñàkk waaw ngir mën na ñàkk du loo xam ni farata la wala lu feddaliku la ci ku nekk mu askanoo ci ngir waaye li ci am solo mooy ni ak noo mën a def mënuloo fexe ba génn ngir yooyu nga xam ni moom mooy al madahibul mudawwana ngir yooyu nga xam ni dañu bind seeni téere bind seen masala dajale wax ya ca nekk dëgg-dëgg ak loo wax ni mënuloo génn da nga bëgg a am liberté ba doo tënku ci benn ngir loolu doo mën a génn seeni wax ñoom immaa nga tënku ci ngir wa tënku ci ngir yi mashayixi fil fiqhi malikul ali wa shafii wal xanafi wal xanbali comme ni ko Cheikh Ahmad Bamba waxee dafa tënku ci ngir yooyu ba tax na nga gëm ni ngir yooyu yépp ngir la yu bokk ci ahlu sunna wal jamaa nga góorgóorlu it ba doo génn seeni wax donte nag néew na it ndax déew na ñoo xam ni dañuy di nga mën a indi masala moo xam da ngay génn seeni wax ñoom am na ci al ixtiyaaraat al fiqhiya li cheikh al islam ibnu taymiya am na ci masala yoo xam ni laa yuwaafiqu al aimma al arbaa bokk na ci fase ñetti fase nga dajale ko ci benn place ci benn jataay ne sa soxna fase naa la ñetti yoon loolu madahib arbaa yëpp dañ ko considéré ne ñett la waaye ku demee ni ibnu taymiya moom nee na benn lay compter ibnul qayyim tamit noonu ñu bari ci ay may yi nga xam ni minal mutaaxirin ñoom tamit nee nañu benn lay compter ndax sukkandiku ca xadis ba ca ñëw ca muy xadisu ibnu abbas yu mel noonu am na ay benn yoo xam ni Shawkaani bari na aussi yoo xam ni day wuuteeg al aymal arbaa waaye yépp it da koy teg ci dégginam rek ci xadis dëgg la ku mel ni kooku xam ni ku mel ni ibnu taymiya ku mel ni Shawkaani xam ni alaatul ijtihaad daje na ci ñoom dëgg-dëgg sañ nañu lu mel noonu waaw waaye en tant que Abdou Lahad Sané moo xam ni daanaka alaat yi amul benn boo xam ni sax mat na ci moom
mu bëgg ne moom du tënku ci benn ngir loolu dëgg-dëgg wut lu yomb daf cee bokk waaw wut lu yomb daf cee bokk waaye nag ku nekk it sañ nga ci masala mii nga tënku ci madhabu Malik nga gis beneen masala boo xam ni Shafii moo ko wax wala Abu Hanifa wala Ahmad ibn Hanbal moom it nga ànd ak ñoom ci ñu gisee ni nag yow da ngay tatabbu la gën a yomb fu ne ittibaa'u ruxas bu fekkee ni da ngay xool lu gën a yomb rek madhab bu ne rek la ca gën a yomb rek nga ne kon naa ko def mel ni ci madahib bi am na ku ne ci wàllu sëy seede du ci charte waaye kilifa charte la ci can charte la ci keneen ki ne can du ci charte waaye seede charte la ci kilifa charte la ci keneen ki ne seede kilifa du ci charte can mooy charte ak seede yow nga xool kenn ku nekk ba mu bàyyi yow nga bàyyi ko léegi ne kon danaa takkub sëy te du am can du am seede du am loolu moom xam nga kooku yaa ngi xool toujours fa gën a yow waaw yu mel noonu nag dañ koy tere waaw ku nekk nag anta ci bañ a tënku ci benn madhab xool madhab bu nekk loo xam ni gis nga ni dalil ya ca ñëw moo la gën a convaincre am nga sañ-sañ boobu waaye nag bu mu yegg nag ci tatabu ruxas xool fu ne rek na fa gën a yomb rek nga jël ko dajale ci loo xam ni kenn waxu ko ci ñoom tudde loolu ne yooyu loolu mooy sunna wala nga tudde ko na nga koy tudde loolu aussi loolu am na solo Mouhamed Lamine Dramé imam wax na wax jam solo surtout ci wàllu ngir yi wax na ne binduñu fenn ne bu keneen am beneen ngir binduñ ko fenn sa ngir yi déggin la rek dégginu diine la waaye moom nee na de fait c'est-à-dire li xew mooy jafe na lool nit melaat ni ñoom ba defaat lu nekk ngir yow nan nga déggee wax boobu. loolu mu wax dëgg la parce que boo xoolee histoireul diine l'islam depuis mazahib yi sosu ba léegi ñi nga xam ne duñu askanoo ci mazhab matuñu sax 7%. kon loolu ñi wax ne amuñu mazhab. ñi wax ne amuñu mazhab. matuñu sax 7%. est-ce que ñàkk am mazhab googu du mazhab. ah en tout cas ñoom daal nee na xaw ma nu ma koy tuddee. parce que boo xoolee. dégg nga parce que tamit gis nga mazhab yàlla moo ci def ay mbiram. parce que boo gisee doole yi ñuy am en général. état yi koy adopté la. buur ñaare lu mu gëm. population koy gëm surtout buur yi nga xam ne buur yi njëkk yi dañ lay jaay doole par force da ciy bokk ak borom xam-xam yi défendre ngir ma jox jamono abbasiyuna yi mazhab Malik ci lañ nekkoon. al umawiyuna mazhabu Malik ci lañ nekkoon. dégg nga daanaka mazhab nguur gu ñëw. mazhab ba mu adopté mooy ëpp doole si jamono jooju. boo ñëwee ci osmaniyuna Abu Hanifa moo fa ëpp doole. parce que dawla osmani yëpp ci mazhabu Abu Hanifa lañ nekk. loolu lañ doon adopté. nga ñëw dugg ci Afrique gii nii. Tunis xayraw dégg nga. Algérie Maghrib Algérie ba Andalus. parce que buur yi fi nekkoon ak nguur yooyu noonu. ñoom ñooy aar mazhab bi tey nag boo gisee tey par exemple mazhab bu mel ni boo demee Maroc pour nga wuute fa ak mazhab bu Malik day jafe parce que nguur gi mooy jëlal boppam dogal aar ko dégg nga mën nga def ci beneen mazhab mais doo ko fësal wala nga ñëw créer fi beneen wuutee buy indi problème ci réew mi mazhab Malik li mu wax loolu la nguur gi jël booy wuute ci sa ruq nga koy def kenn du la ko tere yooyu tey moom mooy yi nga xamante ni moom manqué fii ci réew mi tey état bi dafa bàyyi bunt yëpp ubbeeku mazhab yëpp amul ku koy aar intellectuel yi nga xam ne ñoo askanoo ci mazhab Malik aaruñu mazhab bi niñ ko waroon a défendre wuñu ko mais jàpp naa ne Malik su fekkee nit ñi xam nañ ko gisuma lu tax ñu koy bàyyi fii amul parce que bu fekkee ne tey ñi mais aar mazhab bi tam foo nga leeral ko est-ce que aar mazhab bi mooy jàngal ko nit ñi waaw ba mu jaral leen des ci wala wax ne kenn du fi amee beneen non ar mazhab bi imam Dame mooy nga xamal nit ñi ne mazhab Malik mooy sunna la waaw c'est-à-dire loolu moo war a leer ci bopp man toll naa benn moment boo xam ne jàppoon naa ne fiqhu Malik ay waxu nit la dama jàppoon ne masala yi ñuy jàng ci laxdar yu amul xadis man loolu jaar naa ci étape boobu mais dama dem ba jàngaat gëstuwaat xam ne lii xadis la masala yi ci xadis lañ ko dindee d'accord léegi nga xamal nit ñi ne imam Malik lii mu indi ñu askanale ko moom ci boppam def ne saa yu ngeen demee ba gis xadis bu wér loolooy sama mazhab xam nga kooku tinki ne nit ñi dëgg la mais il faut nit ñi xam parce que tey par exemple ma jox xale yu bari tey ñu bëgg sunna naan sunna la ñuy topp boo leen waxee mazhab bi duñ ko jël
parce que dañ naan ay wax la rek. waxu nit la waxu nit la kese. te xamuñu ne yëf yi ci hadis la. léegi nag de rôle borom xam-xam yi. ci këru diine yëpp yu askanoo ci mazhabu Malik foofu la seen sas di ñëwee. ñu jàngal nit ñi kan mooy mazhabu Malik. Malik nan la sosoo mu watta ñu jàngale ko def ko ay programme Imam Malik téere bi ñu gën a néew lu ñuy jàngale ci fiqhu Malik fii mooy mu watta demal ci daara yëpp ñu bëree bëri duñ ko jàngale. ñu bëri pour ñu am téere bi problème la. téere boobu tey ay séminaire lañ ci war a def jàngale ko ci dëkk bi tas ko. pour ñu xam mazhab bi dëggantaan mënuñu koo xam lu dul danoo jàng mu watta dégg nga ci aj gii rek am na benn borom xam-xam bu ñu dajeeg ca Makka mun nañu bu ngeen demee jàngale leen seen mazhab bi. jàng te kooku du bokkul ci maliki parce que jàpp naa ne ñoom jàpp nañ ne ñun xamuñ suñ mazhab bi ba léegi. am na xam nga bu fekkee ne fukki nit ak man bi ma dalee mu watta yàggul imam dégg nga bi ma ko dalee man yàggul te soriwuma ci sax. te loolu la ma ci jot a xam naa ne bu ko ñu bëree bëri xamoon dinañ gën a téye mazhab bi. ñi nga xam ne jàppuñu mazhab sunna lañ bëgg. ki jàpp mazhab sunna la bëgg. parce que li tax ngay jàpp mazhab bi di ci jaamu yàlla da ngaa gëm ne sunna la. tey ki bàyyi mazhab bi ne du ma jàpp mazhab dafa jàpp ne daa wuuteeg sunna. dëgg la bis buñ ko xamalee ne ko imam Malik mustu wuuteeg sunna. te lépp lu wuuteeg sunna imam Malik bugg ko. dégg nga ak li mu daj ci àddina coono yëpp sax. buur yi ko dóor ak liñ ko xatal ak coono yi mu dajeeg yëpp jàpp sunna moo ko indi. donc jàpp naa ne. loolu am na solo Oustaz Abdoul Ahad fii Mouhamed Lamine Dramé daanele problème bi am ci diggante ndaw ñi nga xam ne dañu bëgg diine. te ñëw ci xadar. bëgg diine ñëw ci xadar. waxin la rek. ba tax na buñ fekk néewlee leen yonent bi nee na. seen xel du dal. te ñun bu ñuy jàngale fiq lu jiitu ñun ñii suñu génération bi ñu jàng fiq di jàngale Laxdari da ngay jàng jàpp ba njàpp jeex kenn du la tudd benn baat bu la yonent bi nee na nangam jàngal la julli ba julli jeex kenn du la wax ne yonent bi nee na nangam est-ce que du loolu du problème pédagogique du question pédagogique c'est li mu bëgg a wax mooy su benn waaye duggoon ci diini ji tey fekk fi mu duggee ci diini ji ak fi tisbaar di jotee xëy na 30 minutes moo fi jot su duggee ci lislaam rek julli tisbaar war ko kenn mënut a julli tisbaar te jàppuloo nga di ko jàngal njàpp war koo indil maawul mutlaq wax ko lan mooy maawul mutlaq wax hadis bi ci aju wax ko mu raxas loxoom wax ko raxas loxoom fu ko yonti wax sarax ndiku fu mu ko wax fa léegi est-ce que diggante bi dañ fa mën a pare njàpp mi ba mu jàpp julli tisbaar wala li gën a gaaw mooy nga wax ko yonent bi li mu jubluwoon ci ñu xam ko ci njàpp nga wax ko bu paree mu door set kii bi loolu sama questionnement la est-ce que du loolu mooy problème est-ce que du question pédagogie moo taxoon mag ñi di jàngalee fiqh bi te duñ tudd référence yi xam ne bis dana ñëw nga soxla référence yi nga dem jëli ko waaw xam nga dafa am ñaari mbir benn bi ci façon yi mbindin wi nga xam ni moom la al mutaaxiruuna min al malikiya ña mujj ci ñoom anam gën de fiqu Malik waaw dafa xaw a poser problème d'accord par rapport ak yeneen madahib yi nañu bind seeni téere d'accord ndax wax nañ fi sànq ne dafa am yu daje ci Malik te dajewul ci keneen benn Malik kaana muhaddisan boroom xam-xam bu mag la ci hadis jamonoom kenn rawu ko ci ñëpp ni kaana min afqahi nnaasi ci ñi gënoon a xam fiq la bokk kon isdiwaajiya googu nga xam ne dafa am ci xam-xamu Malik daf ci am benn particularité bi ci misaal yëpp dëppoo nañu ni imam Malik min ajalli ulama il hadith est-ce que ci ñi gën a màgg ci borom xam-xam yi hadith yi la bokk am na ñoo xam ni sax manees na ne amaana xaabaabal la wala du xaabaabal nee nañu la sax képp ku Malik solo ci moom hadis rek siqa la ku Malik mas a jànge ci moom hadis rek siqa la ndax ni mu daan tànnee ña muy jànge ci ñoom kenn rek moo ko mas a wor ba mu jànge ci moom ba dugal hadisam ci Muwatta ba tasaaroo te fekk laysa siqatan mooy Abdul Karim ibnu Abil Muxaariq al Basri kese kaana daifan Muwatta yëpp kooku lañ ci cité ne ku daif la te Malik solo ci moom te daf Malik da ko xamul woon gannaaw gi ba mu ko xamee fekk na téere bi tasaaroo dëgg la mënatu ko sensibiliser mënatu ko dabat mënatu ko dabar
Malik kon ci xadis amul lu ñu ciy laam-laame xel ñaar amu ci li Buxaari yi waxoon wax naa ko mooy xadis yi ba yëgg na wér ci xadis yi mooy yi Malik solo jële ko ci Naafi jële ko ci Ibnu Umar loolu imam Buxaari moo ko wax buñ demee ci fiq bi it ñëpp dëppoo nañu ni mbooleem ñi nga xam ni bind nañ ci al fiqhul muqaaran tudd nañ ci imam Malik bu leen ay may ci misaal waxuñu ko ngir bëgg a wàcce seen daraja waaye Abu Hanifa ñëpp dëppoo nañu ni kaana faqihan waaye xadis borom xam-xamu xadis yu bari dañ ko jam min naaxiyatil xadis ne laysa siqatan boo demee ci taarixu Bagdad xatibul Bagdad yi wax na ci moom yoo xam ni ay njam yoo xam ni njam yu garaaw a garaaw yoo xam ni ëpp na sax di nettali ba tax Zahidul Kawthari bindoon doon ko ci radd tudde ko at taanib ala al xatib malgré seen jamono sore yoon na lool ndax Zahidul Kawthari Mohammad Zahidul Kawthari ci siècle bi ñu génn ni la doon dund xatibul Bagdad yi moom mi ngi faatu 463 ci hijra daanaka seen diggante xaw na jege juróom-ñeenti téeméeri at waaye teewul li xatib bind ci baax xatibul Bagdad bind ci Abu Hanifa naqari na ko ndax benn xatib kaana shafi'iyan doonte nekk ga mu nekk shafi'i loolu taxu mu wax loolu waaye ay rek la indi ci borom xam-xam ya ko jiitu seede ci Abu Hanifa kon lam yakun muhaddithan wa innama kaana faqihan même tontu taalibi bi sax taalibi bi taanib la wax wane na ne kële même bu fekkee xëy na li mu wax dëgg la waaye waroon na ànd ak yar waaw léegi muallim yi tamit ñëw at tankil binde moom it tankil di radd Kawthari ci radd gi mu radd dëgg la xatib donte nag loolu ci moom Muhammad ibn Yahya Abdurrahman ibn Yahya al-Muallimi jubluwu ci confirmé li xatib wax waaye la rek mooy ni Zahidul Kawthari dafa ëppal ci radd ga mu doon radd muy falsifié yenn asaanid xadis yi ngir yooyu yëpp diggante boobu la tankil téere bu siiw la kon imam Abu Hanifa lam yakun muhaddithan waaye kaana faqihan nga dem ci imam Shafii kaana faqihan usuliyan bo Muslim doo ci gis riwaaya lam yarwiya an Shafii riwaaya Shafii la muallaqan lu dul bu fekkee ni xadis taaliq la waaye Shafii defuñu ko asl ci seeni asaanid waaw ñoom sukkandiku wuñu ci Shafii am na ci wàllu xadis am nañu ñu ko indil ay sabab nag ne solo xadis jaare ko ci Shafii ñoom Buxaari ak Muslim isnaad bi dafay gudd te ñoom uluwul isnaad la ñu doon gën a sàkku kon nuzuluhu isnaad bi lu mu gën a gàtt moo leen daan gën a arrangé kon xadis ya ñu mën a amee ci Shafii bi waasita mënoon nañ ko amee ci koo xam ne moom Shaafi'i ñoo jëlee ci Malik misaal comme Qanabi Muhammad ibn Maslamat al Qanabi jëlee nañu ci moom Bukhari surtout jëlee na ci moom lu bari te léegi bu naroon jëlee même hadis bi ci Shaafi'i dina am ku dox ci digganteem ak Shaafi'i dëgg la guddaay boobu la ci doon daw waaye almuhim Bukhari ak Muslim ñoom tudduñu Shaafi'i ci seen téere te Malik moom mi'aatul hadis yoo xam ne solo nañ ko an Malik kon Shaafi'i indahum yeggul ci martabay imaamu Malik ci hadis donte nag kaana naaqidan waaw ku dëgëroon la ci mën a càmbar hadis ci man ko xam waaye nag martabay Malik ci wàllu woowu mën nañu ne Malik la ñu gën a considéré que moom ci wàllu woowu donte kaana faqihan usuliyan borom fiq la borom usul la lahu ibdaatuhu ay créature am yoo xam ni moo ko defar ci comme moo fent xam-xamu usul ci misaal xam-xamu mustalahul hadis ci ñi ko njëkk a fe yu mel noonu ay particularité am la moom tamit dëgg la boo demee imam Ahmad ibnu Hanbal laa shakka ni moom it lu ñu mën a wax ci Malik ci xam-xamu hadis mën nañu wax ci imam Ahmad lu toll noonu waaye ci wàllu fiq am nañu ne lam yakun faqiha ku demee ni Ibnu Jarir Tabari duma nañ ko duma yu metti ci jàkk yu mu doon jiite te dara waralu ko lu dul ixtilaaful fuqaha bi mu bind tudd ci imam Ahmad ibnu Hanbal ñu laaj ko mu ne lam yakun faqihan te dëkk ba mu nekkoon ay xanaabila fa nekkoon ñu duma ko ngir loolu mu am ci problème Ibnu Jarir Tabari borom taarix Tabari borom tafsir ba kon yooyu bu ñu gisee li daje ci ñoom li ñu séddoo ñoom dafa dajaloo ci Malik kon Malik dafa doon borom xam-xam boo xam ne ci ñaari côté yëpp la beneen bi léegi nag nga wax ne taalibe bi ni ñu ko bindee waaw léegi nag beneen bi mooy bi mu bindee Muwatta nga gis Muwatta la mu ca jublu ñu bari ne nañ fiq la ci jublu waaye teewul xadis ya moo ca gën a fés fiq kon moom kaana yaatamidu dafa doon sukkandiku ci xadis lu mu la wax da lay indil xadis indil la waxi aathaar yi ñu jële ci saxaaba yi indil la waxi taabiin yi yenn saay mu indil la waxi ay sëriñam ak jëfi waa Madina doog la indil ra'yoom moom kon moom kaana yuqaddimu alxaditha ala al athar xadis la daa jiital teg ci waxi saxaaba yeeg taabiin yi doog a indi ra'yu boppam moom mu dawwana
nga xam ni téere la boo xam ni mën nañu ne mooy téere fiq bu njëkk ci madhab bi boo demee la mu ëmb ci xadis xaw na jege 3 junni xadis la nekk ci biir Mudawwana xam ni waxi Maalik lañ ci dajale ibnul kako dajale it mooy Asad ibnul Furaat Asad ibnul Furaat moo njëkk a dajale Mudawwanatul Kubra tuddee ko al asadiya ndax moom dafa jànge ci Maalik jóge fa dem Iraq masail ya nga xam ni masailu Maalik dafa jël masail yi nga xam ni waa Iraq yi di taalibay Abu Hanifa ku demee ni Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani ku demee ni Abu Yusuf al-Qadi ku demee ni Zufar Abu Thawr xam ne ay taaliba Abu Hanifa lañu ña ca gënoon a mag ñoom ndax moom sax madhabam moom ñu moom ñii ñoo ko bokk doonte mooy bopp ba waaye moom ñii ñoo doon toog moom dañ ko di waxtaan discuter ba mazhab bi ci loolu la juddoo dëgg la bi mu jonjonteeg ñoom gis anam gi ñu tëgge seen fiq xam ni day doon ci wàllu dialogue anam googu neex ko yéem ko mu jël seeni ruusil masaayil jël rek question yi kese sans tontu jël question yooyu yu bari lool yóbbul ko Ibnul Qasim ca Misra bu mu demee ci Ibnul Qasim dal di ko koy gaaral boo xoolee Mudawwana na muy waxee maada yaqulu Malik fii kaza lu Malik wax ci lii Ibnul Qasim ne ko nangam la ci wax mu ne ko bu demee nii nag mu ne ko bu demee nii de nii la ko tontoo noonu yenn saa yi mu laaj ko mu ne ko dégguma Malik wax ci dara mu ne ko yow nag loo ci wax mu ne ko bu dee man de nii laa ciy àtte Mudawwana yépp noonu la tëddee léegi bi mu ñëwee dialogue boobu mu doon def ak Ibnul Qasim di ko laaj kon dafa jël fahrasu fiqu méthodologie bu fiqu Abu Hanifa ñëw appliqué ko ci fiqu Malik bi mu defee loolu ba téere ba yemb mu dem ñibbi Iraq commencé di ko tasaare Suhnun ibnu Saïd bi mu ñëwee moom tamit ñëw ci Asad ibnul Furaat jànge ci moom téere boobu ba mu jeex mu jël téere bi it ngir bëgg lu gën a wér delluwaat ci Ibnul Qasim boobu mi ngi dund Misra dal di koy gaaralaat la mu jànge woon ci Asad Ibnul Qasim di ko déglu ci ay jataay yu bari yenn saa yi nag mu ne ko waaw lii day dama ko waxoon ne dégguma ci Malik dara waaye damaa fàtte lii la ci Malik wax yenn saa yi mu ne ko lii kat damaa waxoon ni Malik nangam la ci wax te damaa juum nangam la ci wax ndekete lii kat dama ne ko woon lii mooy sama ra'yu waaye nag soppeeku na lii laa wax léegi kon Mudawwana doon correction bu mujj ci al asadiya léegi Mudawwana googu après Ibnul Qasim ne ko nag boo demee na nga ko yóbbulaatal Asad nga ne ko mu jël sa version bii moo gën a wér que ba ma ko waxoon Suhnun jël ko yóbbul ko Asad bañ bi mu del siwaatee ci Ibnul Qasim wax ko mu ne ko yal na la yàlla barkeel ci sa bosam moom yal na ko yàlla gental moo tax bosam disparaître na bu Asad mooy al asadiya kon boobu mooy cosaanu al Mudawwana nga xool ay junni xadis yi nga xam ne nekk na ci Mudawwana xam nga kon ñoom toppatoo woon nañu xadis yi jamono di dox ba Ibnu Abi Zayd ñëw al-Qayrawaani borom risaala bind risaala benn jóge ci loolu def ixtisaarul Mudawwana bi mu résumé Mudawwana tënkaat ko ci tënk googu nag mu rotal xadis yu baree bari donte am na xadis yu mu tudd moom it benn taalibeem bu ñu naan Abu Saïd al-Baradi'i moom it ba mu ñëwee moom it dafa jël ixtisaarul Mudawwana bu Ibnu Abi Zayd dal di koy tënkaat tudde ko ak tahzib la naan tahzibul Mudawwana lañ ko tudde Abu Saïd al-Baradi'i taalibe Ibnu Abi Zayd la bi mu tënkee téere boobu léegi téere boobu it moom la Ibnul Xaajib jël tudde ko aljaamiu lil ummahaat ñu naan ko muxtasaru Ibnul Xaajib muxtasaru Ibnul Xaajib boobu Xalil ñëwaat jël ko dal di ci tënkaat muxtasar Xalil ku tënk rek daanaka dañuy gën a ndax muxtasar Ibnul Xaajib daanaka doo fa fekk benn xadis Xalil ñëw tamit noonu comme Xalil nag doon koo xam ni palaasam ci madhab bi xam nañu ko ndax muxtasar Ibn Abi Zayd ba mu ñëwee daanaka dafa tax nit ñi dumoo yu Mudawwana ndax bii moo gën a gàtt te moo gën a leer dal di moom it ñuy dox jamono tahzibul Barazi'i tahzibul taalibeem ba tax moom it nasaxal basam jaami'ul ummahaat di muxtasar Ibnul Xaajib ñëw nasaxal tahzibul Barazi'i Xalil tamit ba mu ñëwee moom it dafa nasaxal jaami'ul ummahaat xam ni léegi madhab bi ci Xalil la ñuy sukkandikoo ñii ixtisaar ko comme Ibnu Arafa ak Dirdir ak al amir fi l majmu ñii ñëw sharxa ko suruux yi bari na comme sharxu Dirdir tamit comme sharxu
Moustapha Ramasi comme charhu Chabrakhiti comme charhu Zarqani comme charhu Khirashi comme charhu nu mu tuddati al-Mawaq bari nañu ñi ko charh. Oustaz li nga wax am na solo li nga wax leer na macha allah vraiment moo tax sax ma xaw a taaxir lu tuuti ci ubbi téléphone bi parce que thème mu tey bii moom c'est tellement académique c'est tellement académique nga xam ne nit ñi ci ëpp déglu ci moo leen di ëppal njëriñ woote ci li nga wax am na solo wane nga ne ngiru imam Malik li ko dab nii ba tax ñu xale yu bari ñi ko xamul bëgg koo xeeb da gis xale boo xam ne danaan na du ma fi bàyyi yonent bi di jël waxu imam Malik mel ni imam Malik dafa ñemee wax lu yonent bi waxu te tey ko nga wax li ko jur nga ne moom téeram bi mu bindal boppam mus cee joxe benn masala te joxewul dalilam waaw ba ci mu dawana bi nga xam ne sax ab taalibeem la ñu laaj ay masala lu ca Malik wax fekk boobu Malik dem na taalibe booba di netti la ca Malik wax lu ca Malik wax joxe na dalil bi waaye nag bi ñu demee ba ci yàgg am ñu doon jéem a tënk mu dawana boobu ñoo rotal addis yu bëri ña tënk loolu ñeneen ñëw tënk seen wax rotal ay addis ba ki ci mujj di imam Cheikhul Khalid nga xam ne moo tënk bi ci mujj nga xam ne moo gën a neex a jàng ndax doo ci fekk benn hadis wala léegi nga ne loolu moo jur xëy na bu dee njuumte lañ ko mën a tuddee wala bu dul njuumte itam pédagogie la man pédagogie laa koy tuddee parce que dama wax ne effectivement nit ñi jaamu yàlla yi leen yàlla sant soo leen ko bëgg a jàngal boole ko dalil yi temps bu yàgg la ñuy laaj door ko man par contre nit ki mën na xam xëy rek dugg ci lislaam mën a jàpp tey te fekk du xam lu ci yonent wax mais bu demee gannaaw gi Mouhamed Lamine noo gisee wallahi lim sëñ Abdoulaye moom tey dama suñu sañoon dañ koy bàyyi rek muy wax parce que dañ siy jàng non seulement kii bi mais téere yi mu wax rek dafay dimbale jàngkat yi xam nga problème bi aussi mooy mazhab Malik wala boog suñu problème léegi xale yi mën ngeen afficher numéro téléphone yi am na ay kilifa yuy topp émission bi ku ci am lu muy dolli itam ndax thème bi dafa am solo waa ko defee thème yëpp am solo waaye bii am na solo lool ñu may leen possibilité bu ñu bëggee dugg ñu dugg Mouhamed Lamine waaw ma ne bu ko defee tey fi ñu toll nii téere yi rek day dimbale jàngkat yi am na ñoo xam ne tey turu téere yi rek tey lañ koy soog a dégg waaye tamit il faut que nit ñi gën a góorgóorlu gën a jàppalante ci suñu biir xam nga tey leeral bi mu leeral nit ñi tey ñu bëri dinañ ci tinkeeku dinañ tey kuy jàngati risaala mbaa ngay jàngati xalil mbaa ngay jàng al akhdari wala misbaahu salik di nga xam ne lii cosaan bi ay hadis la xëy na problème mu dégg nga pédagogie la moo tax waxuñ la an fulaan an rasulillah donc loolu tey bu leeree ci bopp nit ñi dinañ xam ne mazhab yii ngay gis fii yëpp ci sunna la tegu masala mu nekk mën nañ la ko toppal di la ko toppal ba wax la ci ban hadis la génnee donc loolu tey wax dëgg yàlla mooy richel waxtaan wi te jàpp naa ne aussi bu ñu fi jógee tey ci mazhab bi dinañ ko gën a jàngale dinañ ko gën a topp dinañ ko gën a jox gëdd ñu mel nii aussi très souvent dañu war di génn nit ñi di wax nit ñi lan mooy mazhab bi tey lii ñi ciy jëriñu ci ay boromi xam-xam ak ay gëstukat kenn xamul nu mu toll donc jàpp naa ne daal affaire bi am na solo pour man ma bàyyi ko mu Oustaz Abdoul Ahad ba tey ci foofu waaw fi ma bëggoon a daanele mooy ni bu fekkee ni koo xam ni dalil yi nga xam ni moo ñëw ci madhab bi ndax ñene dañu tënk rek tënkal la lu gàtt ci nga xam ni moo aju ci madhab Malik masail yi waaye dëgg la sax nag am na masail yoo xam ne amul dalil mubashara dalil yu direct am na ci téere yooyu waaye la plupart dafay aju ci lu ci xeeti dalil yi imma ci qiyaas wala ci lu mel ni ijma wala ci lu mel ni ay mafahim yi yenn istilahaat yi ci la aju moo tax ñu ngi wax ñi nga xam ni ci misaal risala am na benn boroom xam-xam bu ci bind bu am solo muy Ahmad Siddiq al-Ghumari ku bëgg a xam dalil yi masail yi ñëw ci risala yëpp ay dalilam day dellu ci masaliku dilala marocain la nga ñëw ci masaliku dilala fii sharhi risala masala mu ne ci ar risala indi na dalil ba mu doon hadis wala mu doon alquran wala fan la sukkandiku ci ijma wala fan la sukkandiku ci qiyaas bismillah salaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatullah. Oustaz ñu ngi ziar bu baax. yàlla nangu ziar yow la kan. je préfère garder l'anonymat rek. bismillah. ñu ngi plateau bi. waaw ci niveau xam-xam bu rafet bi.
macha allah réew mi yu mel nii la soxla. parce que léegi communication religieuse bi dafa xaw a dispersé. da ngeen ma baal ma si léegi benn exemple rek ci sunu dëkkandoo catholique yi nekk ci réew mi. booy xool ñiy wax ci diine ci ñoom. niveau yu am solo la ñuy am. dëgg la dëgg la. booy xool réew mi sax ci wàllu français ñoom ñoo fi gën a rafet niñ koy làkkee. dëgg la dëgg la. ñoom ñoo gën a jub ni ñuy làkkee tubaab ci réew mi. dëgg la jàngkat yëpp boo xoolee ñoom seen communication religieuse du n'importe qui moo ci war a wax. dëgg la. léegi nag dafa réew mi dafa dem ba fi mu nekk nii yéen sëriñ si yéen ustaas yi da ngeen war a def benn assise ci ñiy def communication ci réew mi. ndax léegi kenn xamatul lan fan nga war a tënku kenn xamatul ci lan nga war a. waaw macha allah j'ai pas awma habitude di woote ci émission mais bii émission bi dama koy suivre yàgg na lu bari. di nuyu Mouhamadou Lamine Dramé moomu. nekkoon sunu mag boo xamante ne mbokk la ci ñun. baayam di maamam sax laay wax di kilifa gu mag ci réew mi. ñu am ay liens yoo xamante ne xam naa bu ma gisoon dana ma xam bu baax ndax fekkante nañ ci daara. te mu féete ñu mag aussi ci li mu nekk nii nag ci lii la yàgg mës a nekk. bon xam naa émotion jàpp na wasalaamaaleykum. jërëjëf jërëjëf ñu ngi leen di ñaanal ma émission bi yàlla na sax. amiin yaa rabbal amiin loolu am na solo. ba doon wax ne koo xam ne dalil yi moo la soxal. ci misaal mën nga dem ci téere Ibnu Abdul Bar. donte dina indaale madahib dina indi madahib yépp waaye dina leeral it madhabu Malik ci yan dalil la tegu. bokk na ci téereem bi naan at tamhid bokk na ci téereem bi naan al istidkar ñaari téere yu am solo lañ. wala dellu ci téere Qaadi Iyaab yu demee ni ikmaalul mu'lim fi sharhi sahih Muslim. bu fekkee ni fiq bi kese nga soxla it mën nga dellu. bismillah. bismillah. allo salaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatullah. sëñ bi na ngeen def waay. sant yàlla baax yow la kan. man la moo jaaj. ah. ba rëccul waay. man la Diagne alhamdulilah. waaw Diagne bismillah bismillah Diagne. na ngeen def alhamdulilah. sant yàlla baax Diagne. alhamdulilah. bismillah. waaw dañoo seetaan émission bi xam naa dama koy seetaan sax am na lu ma ci raw mais. bu ko seetaan sax am na lu ma ci raw mais xam naa ne am na solo daal wax dëgg yàlla. lii nag moom la ñu war a continuer parce que tamit soo demee ci rajo yi keneen day wax daal doo xam ne ci am xam-xam ak loolu xam-xam da ngay gëm ci tey ëllëg nga gëm kii doo xam daal affaire bi daal xaw nañu jaaxal daal. dëgg la dëgg la. dëgg la da ngay déglu kii tey mu wax lii nga déglu kii tey mu wax li gënal nag mooy ñi wut ay borom xam-xam yoo xam ne si ñooy waaraate kër bàyyi ko defee ku ci dégg nga mën a jàpp li nga xam ne si lu wóor la daal mooy li gën a wóor. dëgg la mais nag su dee da nga ku ne di wax tamit doo xam daal nga jéem a jigéen sax ñi ma fa waaraate te dafa wax loo xam ne xamoo ko. dëgg la nga wax loo xam ne si xam nga ko sinon ñun la li ngay wax dara new ci. dëgg la boo ko waxee nit mu ne waa ji day xuloo wala day wut. dëgg la dëgg la ñu war a wut boo xam ne si moo war a saytu loolu. comme ni ñuy saytoo yëpp yaakaar naa mu gën a baax daal. jërëjëf Diagne. ñoom Dramé Moussa Diop ngay. jërëjëf Diagne jërëjëf Diagne. waaw maa ngi ko doon jamono bi mu doon wax ci DFM kii benn la dem. waaw maa ngi leen gërëm bu baax. dëgg la Diagne dëgg la Diagne. merci. Oustaz wax na dëgg. wax na dëgg mbir yi jafe na. ndax mbokk yi bu ñuy léegi dañu dul ubbee ci benn ngir. léegi ngir yu nekk dañ te duñu wax ne ci ngir sàngam la léeg-léeg nga dégg ku def waxtaan dàq loo xam ne Sénégal yi ba ñu juddoo ba léegi loolu lañ xamoon. ngi dàq ko te fekk li tax mu dàq ko ci beneen ngir la ko jëlee. te du wax nit ñi ngir boobu ban na. su ko defee nit ñi vraiment am nañ problème mbokk mi li wax ne dañ créé assise nationale ci wàllu jàng. bismillah bismillah. wa rahmatullah. aleykum salaam wa rahmatullah barakaatu. maa ngi tudd Moustapha Sarr. Moustapha Sarr waaw. bismillah Sarr. ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax. ñu ngi lay fay. di am mbégte si majlis fiq bi ngeen ubbi tey. nga xam ne wax dëgg yàlla déglu di nga yëg ne tey xam-xam génn. dëgg la. defe naa loolu mooy jubluwaay. surtout nag ñu dellu si ngir imam Malik. ngir bi bokk na si jàngkat yi yëpp lu ñu seetlu ngir bi am na ay borom xam-xam yu mag a mag
yoo xam ne jëlee seen xam-xam ci ngir waaye nag Sénégal yu bari dañuy réere ngir suñuy wax même booy déglu fatwa yi jàll ci rajo ak télévision ci réew mi dangay yëg ne ñi xamuñu usulul malikiya loolu nag bëgg naa suñu mbokk Abdul Ahad mu taxaw ci imam Malik ni ñu tabaxee seeni usul ci wàll delluwaay muy seeni adilla yam na ñuy jiital lu mel ne alquran ak sunna yu mel noonu ba ay saddu zaraay yu mel noonu li nga wan ne aussi am na solo ba léegi même boo demee jaamiyal islamiya fekk dañ fay jàng mooy bidaayatul mujtahid ngir ne fiqhul muqarrana comme ni mu ko junjee sànq loolu aussi boo ñëwee si biir ngir bi dina gis ñu mel ni téere bale di ak talqiin fil fiqhil maliki loolu day indi masala bi day junj aussi dalil yu mel noonu kiy jàng fiqh comme nga nekk sénégalais bi dañuy seet rek ndax yow da nga yàkkamti wala yow yàkkamti woo si jàng fiqh su fekkee da nga yàkkamti ki lay jàngal mën na la jox masaayil saa mu lay tuddal adilla yi su fekkee nag ko yow yàkkamti woo yow mën nga jàng maanaam di jàng masala bi di jàng dalil dëgg la dëgg la ñaari anam boobu léegi fiqh aussi day am borom xam ne ni ñu koy bindee si kii bind léeg-léeg day bind yax bi dong waaye nag moom du tudd dalil bi loolu tekkiwul ne amul dalil déedéet dalil bi mën na nekk Quran wala mu nekk sunna wala qiyaas wala ijma usul yooyu nga xam ne incha allah dina ko wax yooyu mën na nekk foofu léegi nag jàngale na mën na ko réeree mën na ko xam dëgg la dëgg la loolu loog niveau ki muy jox xam-xam ni loolu moo tax ki lay jàngal aussi da nga ko war a tànn dëgg la parce que diine bi aussi maanaam diine bi ku koy jàngi da nga ko war a jàngee foo xam ne maanaam moom da lay yóbbu ci yoon boo xam ne yoon bu jub loolu moo tax ku mel ni imaamu Zuhri rahimahullah doon na wax i'tisaamu bi sunna najaa kon ñu ngi leen di bu baax daal man dama kontaan lool. jërëjëf sëñ bi sa dugg bi am na solo. téléphone yi ñoom it wax dëgg yàlla ñu gën a dooleel côté xam-xam bi. dëgg la. loolu aussi parce que niveau bi ngeen waxee tey loolu moo tax kuy wax aussi na waxee niveau xam-xam barakallahu fiikum. jërëjëf sëñ bi jërëjëf jazakumullahu xayran. amiin amiin jërëjëf sëñ bi jërëjëf Sarr sa dugg bi am na solo wax dëgg yàlla dugg am na solo dugg borom xam-xam la. dëgg la waaw sëñ Oustaz Imaam. waaw damay lu gàtt rek pour wane ni koo xam ne dalil yi ñëw ci madhab bi moo la soxal xam masala muy dellu ci xadis wala ci alquran téere yi bari nañu surtout seen mutaqaddimun yi seen i téere tudd nañ fi téere yi ibnu abdil bar tudd nañ fi téere qaadi iyaad ak lu demee ni téere yi ibnul arabi ibnul arabi al maliki bismillah 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 salaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatullah. Oustaz ñoo ngi ziare. yàlla na yàlla na nga ziare yow la kan. du ñu bëggoon a leb tur bi. bismillah. ñu bëggoon a leb tur bi. waaw lebal nañ la ko. émission bi am na solo loolu. xëy na baaxoowuñ tamit di woote ci émission. waaye thème bi dafa am solo lool ba nga ni mënuñu ñàkk woote. ndax am war-war boo xam ne daf ñu war suñu diggante ak suñu diine. war ñu suñu diggante ak suñu askan. ba tax na bu ñu déggee yu mel nii. mënuñ ñàkk a dugg. bismillah. ndax mashab bu imam Malik. réer xanaa li ko gën a waral du lenn lu dul ne niñ baaxoo di jàngale fii ci Sénégal. ndax ni ñuy jàngalee fii ci Sénégal mooy dañu am ay nit ñoo xam ne dañ leen a teg bërëb boo xam ne dañ leen a rombale xam-xam. mooy nit ñoo xam ne lépp lu ñu wax dëgg la lépp lu ñu weddi du noonu te jàpp naa ne xam-xam doxewul noonu. ba tax na buñ gis nit toog ci attente. wax loo xam ne lu wut amul benn ci diine. la ëpp ci askan wa doon ñoo xam ne dañuy déglu kooka. te loolu muy tegu ko loolu muy wax tegu ko fenn ci diine. loolu jàpp naa ne mooy li nga xam ne mooy liy réeral askan wi. ñii tamit ñi nga xam ne dañuy weddi wàllu
ñi nga xam ne dañuy réer ci mel ne risaala ak axbar yi ci li ma jàpp mooy ñooñu dañoo xamul. parce que ñooñu am nañ cëslaay seen cëslaay mooy imam Malik te ku nekk imam Malik xam na ni mu dëgëre woon fi muy sélectionné ay hadisam. kon yaakaar naa loola doy na. nee na kii kan la jëlee ñu ne imam Malik. su boobaa soxlaatu ñuy laaj ne maanaam hadis yan hadis la jëlee wala nangam. ndax kam jëlee kooku ku dëgëroon la mën nañ ne sax daanaka ku raciste woon la ci ni mu doon jëlee ay hadisam. ku fanatique loon ku fanatique waaw ci ni mu doon sélectionné ay hadisam. kon kooku képp ku ci jëlee soxlaatu ngay indi leeral. ndax leeral nga. waaye nag boo gisee ku mel ne Cheikh Ahmadou Bamba ne Imam Malik ku mel ne Seydi Hadj Malik wax nañ téere. waaye téere yi ñu bind ñoom ñëpp tamit ku ci ne daanaka ca préface ba di nga indi nag ngay waxee. waaye nag fi mu ne nii kilifay diine yi ñu am li manqué mooy ñu ñuy wax loo xam ne dañ ñuy wax ne ñu yaakaar naa lii de foog naa ne. te l'islam doxewul noonu. te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ci sahaaba yi ba ci borom ñeenti masab yi nga xam ne moom lañ ci Sénégal amu ci kenn koo xam ne noonu ngay doxee. te loolu nag détournement boobu mooy bi nga xamante ni mooy li réew Sénégal yu bëree bëri. ba tax na léeg-léeg da ngay nekk ci position boo xam ne yow yaa ngi ànd ak sunna ànd ak masab imam Malik ànd xam ne tarixa bi nga nekk yow ci la ñu nekk wax nit ñi nga xam ne ñoom ngay waxandool dañuy lay mel ne yow da ngaa weddi tarixa booba wala da ngaa weddi masab ba fekk ne yow ba léegi yaa ngi ci biir. ba tax na man li ma gis mooy émission yu mel nii lu ñu war a yokk la te wàññi folklore bi ak émission yoo xam ne ay nit mooy dégg rek naan dégg naa ci diw ci loo xam ne amut kii maa ngi jégalu nag yàgg naa ci ligne bi waaye wax dëgg sama xol moo sedd. dëgg la jërëjëf. ndax nit bu fekkee dégg nga yàgg ngaa toog sa réew di am lu la metti dem ba loola doon metti nga gis ne ñii kat li ma doon metti kat ña ngi cay taxaw. loolu yaakaar naa day sedd sa xol. loolu am na solo ba tax na nii may waxee ni sax xëy na ku dégg ni may wax xam ne kii di wax nii amul maîtrise ci boppam. xëy na bu fekkoon maîtrise am na maîtrise kay am na maîtrise dafa wax ji dana gën a am solo. dafay wax waaye rek. ñu ngi koy jéglu bu baax a baax. ndax tey wax dëgg boo fekkee ku mel ne ku jël nga risaala. laataa ngay commencé jàng benn jàng nga jàng la nga xam ne ca moom la imam Abu Zayd njëkk a bind boo duggee ci biir dootu nga koy laaj dara ci biir ndax leeral na laataa mu lay jox benn masala leeral na lam lay jàngal bu noppi kon yaakaar naa bari na ci loo xam ne ñàkk xam la ndax nit ki nga xam ne laataa mu lay jàngal dalaa leeral li mu lay jàngal mooy lan mu noppi su ma waxee nangam laa ci jublu. su ma waxee nangam laa ci jublu. waaw nga dem ku mel ne di jàng Masalik bu Sëñ Tuubaa mu ne la bu ma nee na kii moo wax bu ma nee wax na diw moo wax waaye nag bu dul la mooy daal li ma leen di cité nommément ku ci ne. kon yaakaar naa problème amul foofu. déedéet waaye nag ñu ngi leen di sant di leen gërëm. te di leen xam ne réew mi bu bari woon ñu mel ne yéen. yaakaar naa problème mu Sénégal du leneen la ñuy waxate waaye nag Sénégal li fi ëpp mooy waxta duñ jëf. waaye nag ñi ngi sant yàlla ba nga xam ne yàlla baaxee nañ ñu mel ñoo xam ne ni ña ngay wax waaye wax jooju ñuy wax day représenté ay wax mais day représenté jëf parce que lii ngeen def mooy jëf xam-xam ni ñu ciy jëfe lay dëgg te bañ koo raayal. yàlla xam na ne seen émission bii nii maa ngi ciy gis ngeen di wax la nga xam ne mooy dëgg te du ngeen ko raayal ba tax na yàlla na leen yàlla fay. amiin ndax loolu rek lañ leen di ñaan. amiin ñu bokk mooy yàlla fay leen te gën a rafetal seen liggéey. te def ngeen doon exemple boo xam ne. amiin ñu bokk. jërëjëf sëñ boobu wax joxewul turam waaye li mu wax lépp yiw la. li mu gisee la wax dafay corriger yenn déggin li mu wax dëgg la. ndax suñu demee ba ne diw moom lu mu wax rek kenn waru koo dingat. te diw boobu du maasoom. indi nañ buntu réer. loolu rek la bëgg a wane. te loolu li mu ci jublu mooy ñii dul jàng ñoo koy def. ñi dul jàng ñoo bëgg a nëbbe seen ñàkk jàng yi benn daraja. boo xam ne moom doo ko jàng waaye imaam Malik bi mu wax sax ne suñ la xasee wax ne Malik nee na rek jaratu sax laaj hadis bi même moom sax malgré am na dara ji yooyu ndax mu hadis la comme ni ko Oustaz waxee teewul dafa ne
fu ngeen fi gisee xadis bu wér loola mooy sama déggin ndax xam na ne mën naa am xadis bu wér fu mu gisul loolu lu am solo la imaam mbokk mi wax na waaw wax ji rafet na li ñu ci wax rek mooy ni imaam Malik sunna rek la doon dund lépp lu mu wax it ci sunna la ko teg imaam Ahmad ibnu Hanbal dañ ko masa laaj dafa am ku ñëw ci moom ne ko man day dama bëgg jàng xadiisu benn imaam kese ay xadiisam jàng ko kese bismillah bismillah waaw asalaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatullah Oustaz Dame. waaw maa ngi jaar. yàlla nangu ziar bi yow la kan waaw man la Baara. yow la Baara. Mares waaw bismillah Baara Mares Diouk. Cameroun laay wootee. bismillah ñu ngi lay déglu ñu ngi lay déglu Baara Diouk Cameroun laay wootee. waaw baax ñu ngi lay déglu bismillah ñu ngi lay déglu waaw daa moo bëggoon a laaj kay. waaw waaw man daa am sama benn góor gu ay doom amoon xaalis lool. léegi ñu bëggoon ko yóbbu Màkka. léegi xaalis mu ne xaalis bu nga yóbbu Màkka ñu jox ko. léegi bu ñu ko joxee xaalis bi. ñan ñoo moom xaalis bi ay doom ay njabootam ñoo moom xaalis bi. mu jël xaalis bi dem ci Makka déedéet dañ ko njabootam ñoo ko bëggoon a yóbbu Màkka. dañ ko bëggoon a yóbbu Makka waaw léegi mu ne jox leen ma xaalis bi ñu ko joxee xaalis bi léegi mu daal di séddale xaalis bi waa dëkk bi après li des mu daal koy jox sëñ bi. mu daal koy jox sëñ bi waaw léegi nag ñuy laajte ndax am na yoolu dem Màkka wala amul yoolu dem Màkka. yoolu Makka oustaz léegi daal loolu moom neexul a lijjanti sëñ bi ndax itam li ci aju ci ay information yi ñu amul day bëri ndax moom mi jël xaalis bi séddale ko xamuñ wax dëgg yàlla lan la natte ba ne la masala yu mel noonu neexul a tontu daal ñu ngi may wax ne ma heure bi jeex na tàkk oustaz mën nga tàggu. waaw ñu ngi dellu santaat yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te di ñaax rek ñi nga xam ni ñooy tulaabul ilm ñu gëstu madahib yëpp surtout nag bu dee Sénégal lañ ñu gëstu madhab imam Malik te gëstu ko it nag ci téere yi nga xam ni ñoo fi nekkoon waaye it delluwaat ci yeneen ummahatul kutub ndax téere yi dañ ko def rek ngir tënkal nit ñi comme ni ko imam daam waxe léegi tënkal nit ñi lu gàtt ci fiq pour mu mën a doon comme risaala ci misaal bismillah salaamaaleykum wa rahmatulah. aleykum salaam wa rahmatulah wa barakaatu. sëñ Dame ñu ngi leen di nuyu. ñi lay fay yow la kan. di leen sant di ñaanal ki nga xam ne moom lépp dafa am. allo. waaw maa ngi lay déglu ñu ngi lay déglu. kontaan ci seen waxtaan bi. waaw. di ñaan yàlla te mu dëgëral leen. amiin ngeen di ko mën a taxaw ay diiri jamono. amiin ñu bokk. waaye man sama gis-gis ci ki ngeen invité tey. waaw. seen bi nu mu demee. waaw. man bu ma sañoon kenn du waate tey dañ koy bàyyi mu wax rek parce que li muy wax dafa am solo. dëgg la. kenn parce que njëriñ la jàng la ñëpp ñu man musuñu dégg lu muy wax sax. dëgg la walaay wax nga dëgg walaay wax nga dëgg. waaye bu amatee daal ku mel ni. incha allah danañ ko indiwaat dañ koy indiwaat beneen yoon. dañ ko tëj. danañ ko indiwaat beneen yoon. jox ko taabu gën a yaatu bi incha allah jërëjëf heure bi jeex na tàkk nag. Lamine balay imaam di tàggu yow nga tàggu ba. waaw li ma bëgg a wax daal imaam li may tàggoo. mooy sénégalais yi. seen borom yi xam-xam kër gu ñu mën a aju. nañu dellusiwaat jàngaat mazhab bi. jàng ko ci source yi ba pare jàngale ko. réew mu nekk li la yàlla may te mu baax da nga koy aar da nga koy sàmm. tey boo demee Arabie Saoudite mazhab Abu Hanbali dañ koo fonk. donte ne yeneen mazahib bi dañ ko fay jàngale. mais dañ koy aar. boo demee Pakistan nga dem Afghanistan mazhabu Abu Hanifa dañ koy aar dañ koy sàmm. boo dem dëkk bu nekk la nga am yaa ngi koy aar yaa ngi koy sàmm. rawatina nag li nga yor su fekkee dara gënu ko. parce que mazhab Malik xususiyaat yi mu am ak li ko yàlla jagleel néew na mu am feneen. donc lu wér a wér la. rawatina bi fi diine duggee ba léegi ci Sénégal ñoom mag ñi baax ñi ñëpp
tarixa bu ñu mën a bokk ñoom ñëpp dajeewaat nañ ci mazhabu Malik yeneen dëkk yi da ngay dem kii Malik yu ne la Shafi'i mosul am Sénégal loolu ba léegi amu fi ku fi représenté Shafi'i yi amu fi yëpp Malik yu ne lañu donc loolu waruñ ko seetaan mu yàqu nañu def ay séminaire dajee diine yu mag yi nañ fa jàngalewaat mazhabu Malik di ko jàngale si këru diine yi xamalaat nit ñi kan mooy Malik jàngalewaat mu watta borom xam-xam yi ci am xam-xam nañu génn wax ak nit ñi aussi lan mooy xam-xam bi dëgg-dëgg ñu mel ni sëñ Abdoulaye bu ñu baree di génn dina am solo parce que Sénégal problème bi ñu am mooy borom xam-xam yu mag yi dëgg-dëgg nanguwuñu génn loolu c'est problème la imam daam tey thème yu mel nii am na ñeneen ñoo xam ne am nañ mais boo leen bëggoon a ñoddi fii tey problème bu rëy rëy la loolu nañ ko bàyyi xam-xam bi ñuy nëbbu. jërëjëf imam daane la ci tàggoo bi nga doon tàggoo. waaw mooy gën a kii rek ñaax leen rek ñu delluwaat ci source ya ci madhab imam Malik ndax boo demee ci Xalil dafa am ñeent ñu mu tudd ci muqaddimaam loolu rek laay daane waaw bismillah ñeent ñooñu kenn ki mooy Ibnu Yunus téeréem ba nga xam ni ci la Xalil jukkee mooy aljaami al Ibnu Yunus mool nañu ko fukki mu jadal laak ñett masala mu nekk indi na dalilam min al quran wa min al sunna wa min al ijma wal qiyaas boo demee aussi ci laxam yi aussi junj na ko ci muqaddimaam laxam yi moom aussi mool nañu téeréem ak tabsira la tudd ci ñaar fukki mu jallat ak ñaar la boobu it mool nañu ko am na masala mu nekk dana la indil dalilam ak nañ lañ ko roccee te dalil ba boo demee ci ki mu wax wa bi zuhuri ibni rushdi ibni rushdi it ay téeréem mool nañu ko bokk na ci téeréem ba kii di delloo no ibni rushdi al jadd bidayatul mujtahid al hafid moo ko bind maamam moo bind al muqaddimatul mumahidat dellu bind al bayan wa tahsil ci la Xalil di dellu lu bari masala mu nekk ci fiq bo ci ñaari téere yooyu indi na dalilam beneen bi mooy al mazari téeréem ba nga xam ne ci la Xalil di dellu it mooy sharhu talqiin juróom-ñetti mujallad la boobu it masala mu ci nekk indi na dalilam kon bu ñu delloo ci téere yooyu rek dinañu xam ni kon madhabu Malik masala muñ ci wax tegu na ci dalil lii laa doon tàggoo. jërëjëf Oustaz Abdoul Ahad alhamdulilah Sané jërëjëf yàlla na yàlla fay la wax dëgg yàlla man ku ne invité naa ko fi yow sax jaaroon nga fi waaye satisfaction bi ma am tey xëy na waruma koon wax waaye lu ma yëg la néew na ma am ko ci ku ma fi invité wax dëgg yàlla xam-xam dëgg nga fi wax te ñiy déglu xam nañ ne li ngay wax faraatuwoo ko daf laa ñor nga gëstu ko gëstu bi mu laaj moo tax nga am ci li nga ci am incha allah duñu la bàyyee noonu dañ la woowaat yeneen yoon ngir ñun ñëpp ñu dimbalante ndax ñun tam yéene bi ñu am ci émission bi mooy jàppalante rek comme réew mi dañ fee dëkk nekk ay jullit bëgg am tarangay àdduna ak alaxira loolu foog ñu dimbalante ci te li ñu koy may mooy ñu xam li ñuy def ñu am information vraie et juste yàlla dafa wax ne du ma teg daan ku ma informé wul wa ma kunna mu'adhabina hatta nab'asa rasulan du ma teg daan ku ma informé wul information dafa am solo problème yi am njuumte yéeg yu ci gën a bëri naqari darit geeg ñàkk a déggoo gi ci bëri manque d'information la loolu moom lañ bëgg émission bi joué ci bu soobee yàlla lépp lu ñu jàpp ne jullit yi nañ ko waroon a dégg des na danañ fi indi ku ko def loolu mooy ci suñu yéene lii moo doon émission bi nga xam ne moom lañ leen indiloon tey jataay bi ngeen jëloon di ko topp émission bi yàlla bu mu neen yàlla na ko yàlla jàppe muy jataay jaamu yàlla lu ngeen fi dégg te muy yiw yàlla na yàlla xiirtal leen ci ngeen jëfe ko njuumte yi da ngeen ñu koy jéggal rek ndax doomu aadama moom moo miinoo moo baaxoo juum xale yi nekk ci technique bi di liggéey bu rafet bi yàlla na yàlla sàmm leen te may leen ñu réussir seen projet kër gi kàddu gi jibe yàlla na ko yàlla naatal te suqali ko ndax bu suqali ko kàddu diini ji gën fee yaatu maa ngi leen di jox daje ajjuma jii di ñëw incha allah yàlla nañ fi yàlla bàyyi ba booba su fekkee ne émission bi am na kum rëcc mën na koo dabu dimanche ci 7h ci suba ba booba asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. سبحانه يعلم كل ما خفي فاجتنب الإثم الجلي والخفي فكان ذا النظم على بحر الرجز ملتمسا فيه سدادا من عوز لعل فيه للنبي تبصره والله